ñu ngi lay ziar bu baax Aba. El Hadj maa ngi lay ziar. waaw xanaa da nga fee laal dara fii ci machine bi. nu ngeen def ana dafa am lu waroon a waxte. ah ndaa nangootul wax. lu fi amul woon de bu amee ki dugg see ko waral. waaw waaye tamit. xëcc sa casque rek sol daal. mbaa mu ngi kii moon nga caa yam waaw mu ngi ñëw. mbaa xam nga ni kon man mi ko yàq maa ko defaraat te yàqu ma ko sax nag maa ngi ziar auditeurs yi nga xam ni ñoo ngi déglu bu baax di ziar Aliou Ba ak ñëpp rek ñoo xam ñu ngi ñuy bàyyi xel El Hadj maa ngi lay ziar bu baax El Hadj. ñu ngi lay ziar Aba. fi ñu toll nii tey dañu am fukki fan de man moom maa ngi wàññi moom. ci koor gi. yaa ngi wàññi. waaw waaw fukk mu des ñaar fukk. tey la ñu am fukki fan de ne des na ñaar fukk am ñu la mere de yenn sekkee dañ jaw ni kii dañoo tëj gémmiñ kon juróom-ñeent kay la ñuy wax. fukk waaw mais ñu ngi entamé fukkeelu fanu njéggal ak njéggalu gi. mu yooyu ñu wax wàllu yërmande. ci yërmande gi lañ romb njéggal ak njéggalu gi. pardon dafa am solo le pardon. am na solo ak am solo. c'est très important. jéggale. ndax ñun jéggalu suñu borom rek lañu yaakaar. waaw ñun de moom la ñuy xaar fi ñu toll nii. ah waaw Aba xam nga fii moom sa jaamu yàlla bu mënta tax nga naagu de. déedéet ni nga koy defee fii Dakar sax. waaw léeg-léeg tàkkusaan ngi fee la ci embouteillage yi. wallaay dëgg nga dëkkee fay boru julli. wallaay dëgg la. ak yeneen ak yeneen. nga rombul loo xam sa yoon du ci nekk nga bàyyi ci benn wax. waaw xam ne lu ne mën na la cee fekk. bu nu jéggalu lu baax de. mais âge nag fi ñu toll nii. njéggal rek gis nga nag wala Adja Binta. waaw. kër gi dafa bari ñoo xam ni. ay peleña li leen ñaan ay peleña. ñu wéra di xam nga Sénégal ni ñu jàppee ku wérul mooy waaw ku wéra di wala boog ku wér du rek kuy sol yëre yu rafet col bu rafet. waaw mais Adja Binta mi ak toilette am gi boo ko gisee ba foog ni day yëngatu. dama bëgg jëlul calmant yi. dama bëgg ñi nga xam ni fan yi ñooy wër di attaqué waate di ubbi place yeeg di jël xaalis yi fa nekk moom. dama bëgg ñu fekk ñu fi fekk ko fi moom attaqué ko daal koy jël yóbbu ñu fii moom mooy kii ni ko waxee braquage. waaw mais âge fan yi réew mi moom. dafa tàng lool. ah doy na waar xam nga bon. malheureusement nag xam nga gars yi parfois mook accident yi ñooyam. booy def xayma gi gars yi dañ naan non buñ ko méngaleeg daaw wala chiffres yi tollul fenn fi waaye lu bon a ba nga xamante ni li ma koy wax rek toujours. lu bon a bon rek. waaw boo déggee benn rek. déjà mu yàq liggéey bi. waaw wala mu nuru lu yàq liggéey bi. moo tax lu ñu gën a mën a renforcer mbir yi lëngoo jàpp di dénoncer gars yi et cetera bon parce que sécurité dafa yaatu du rek ni ñu ko dénk wala takk der bi mais c'est tout un ensemble aussi. ñun tamit nanu aki moo mbir mi ceetaan gi dafa bari wala nga romb dara sa yoon newu ca et cetera alors que buñ doon ñun tamit yokk vigilance bi waxuma ne li may wax ni bokkul ak li ngay wax de ay bali fital moom état rek moo mën a xeex ak ñoom mais loo gis da nga koy commencer ca commencement ba waaw man moo tax toujours may dellu ca case des tout petits yi jàngal parce que ñun nag nañ waxante dëgg de ci yenn comportement yi ci yenn citoyenneté xaw na noo saaraan ba pare màggaale nanu ko dër giis waaw mais pour les générations à venir am na yoon boo ko jiwul ci nit ñi ñu xam citoyenneté wàllu civisme li ñëpp bokk au lieu nga yow nga jalax ko ni yëfu buur la mbedd mi ñëpp bokk yow da nga koy jalax c'est le contraire nga def léegi xale yi ñëw nañ leen jàngali ni seen yëfa comme ni ñuy jàngalee feneen ailleurs gune yi lan mooy climat njariñ li ndax ngir ñooma ëllëg. mais âge ci fit gi laay wax ci fit gi ñun lu ñu fi daawut loolu ñun amuñu habitude di ko gis ñun ay sàcc la ñuy gis ak ay siif ak ay këf mais tey jii sol ay yoo xam ne sa kanam du feeñ nga yor ay armes yoo xam ne arme de feu di tirer xam nga di attaquer nit ñi loolu ñun miinuñu loolu. donc xëy na médias yi aussi ak comme tu dis àddinay dox muy gën a yokk mais mas na fi am addu kalpeek foqarteek braqueur ak coupeur de route moom am na fi am na ci yenn gox yi léegi nag comme tu dis on a l'impression daal que ni dafa gën a yokk comme awma xayma scientifique gi mais dafa mel dafa gën a yokk dafa mel dafa gën a yokk moo tax il faut que état bi def li ko war kooku moom mooy jiitu ci ñëpp mais dama ni mënuñoo toog ci lu ne ñun naa état nañ jéem a xool yan matuwaay la ñuy jël ak di ko def muy am suivi ba première song yi amee rek la ñu waroon commencer jikkoo wàllu autodéfense d'abord waxuma xeex ak ñoom de. gars yi système teg waaw wut ay stratégie caméra ay porte blindé ay et cetera ba pare boole ci yokk parlu gi ñaaw njort gi léegi nit ñi dañ lay jox loxo sax aba gëlëm loola liggéey la jël la nga am c'est-à-dire ci gàttal nit ñee gëmatul yàlla doo xam sax am dafa yóbbu réew mi foo xam ni il faut nga ñaaw njort bul bañ ku la xas koo xamul telli ca mbedd mu ñëw rek ne farax ci kaw nit jox ko loxo bu la neexee bankal say loxo parce que du noonu loolu du teggi nit da ngay yëglu fi réew mi toll waaw xam nga nag fii aussi loo wax nit ñi jël ko de façon littérale mais fi réew mi toll mais moytu laa bëgg nit ñi di vigilant bàyyi xel seen bopp dindi écouteurs yi ci mbedd mi téléphone yi mel ni ay robot koo gis ma nga saañ ñaari noppam
yow d'abord da nga yomb agressé sax parce que lu dal sa kaw doo ko yëg. doo yëg dara de. doo yëg dara yaa nga branché wu ci musique ba di yëngali bopp yi dem wala ngay waxtu di yor xaw ma nuñ ko tuddee ni ngeen di def snap geeg Instagram geeg WhatsApp bi est-ce que loolu du problème yi nag. dañuy fàtte suñu bopp nit nag il faut nga bàyyi xel sa bopp. est-ce que du problème yi. waaye ban problème. daw dépense gi. waaye da ngaa di lijjanti lu sottiwul. déet du loolu parce que problème boo koy daw ba dal ci problème bu yées day yokkaat problème du ko wàññi problème boo ko amee da ngay moytu problème yeneen nag mooy d'abord ci sa bopp sa wàllu njaboot wàllu agression yi ngay wax wàllu ordonnance yi xale yi nga xam fu nu ne parce que bu leen loraange daree ci mbedd mi yow lañ leen di indil kenn du ko indil keneen et cetera maanaam ci gàttal bàyyi xel di fàttaliku sa bopp. xaw ma xam fi may waxee. xam naa fi ngay waxee maa ngi lay dégg bu baax mais xalaat bi ci nekk. mais ne ci mbedd mi mel ni robot wax ju bari wax lu soo newul yaa ko wax sànq sañ sa ñaari nopp di traverser tali ça tu as l'impression que ñu baal ma wax dëgg yàlla parce que aussi amuñu benn statut bu ñu ko war mais dañuy seetlu rek ñu bokk penc bi nag war a seetlu. ay constat la nit ñi nañu bàyyi xel seen bopp. boo investir fenn teg fay nit na nga fa tegee matériel nga fay teg matérielu seen kaaraange. mais doo leen exposé comme ça ñu ñëw ne teel a rey leen ci boo demee ay salaire u 30 000 francs et 50 000 francs la ñu amoon. en tout cas du ma fi yàgg ndax soxna Binta ngi ne taxaw oustaz tamit maa ngi koy seen foofu Ablaye Cissé tey sax dafa teel a yegg si. oustaz mooy invité yoon wi tey. oustaz yoon wi tey oustaz dañ ci jël xam nga li ngay seeti feneen daa am fii ci kër gi. xam nga loolu. oustaz a ngi noonu donc fii ay consultant bu doon ci wàllu actualité internationale Ablaye Cissé mi ma janool ak costume moom bu rafet bu bële bi donc yëf yi jarul jeexi feneen. tey moom Hadj Mor Thiam lay dalal ñu waxtaane koor gi jikko yi diine ji. est-ce que xam nga oustaz Mor man mosuma koo fan ci àdduna. maa ngi koy soog a commencé fan. heure ndox bu ma déggee baat bi wala waa li baatu kan la ñu ne oustaz Mor Thiam la ma waaye kii yàlla na jàmmam yàgg. ba xiif bi gën ko jàpp nag. moo naan jot na ci Dakar. yàlla na sa jàmm yàgg. kon yow dog bi rek nga ko faawee. dog bi rek laa ko faawee. waaw ndeysaan ayca ma bàyyi la nga doxal. parce que yow lekk gën nga gis. man daal sama vie ni ma ko sentir man noonu laa koy dundee. waaw ci dog yi yow laa da ko nga koo sentirul sax. yow da ngaa noppal sa bopp yow. Aliou Ba jërëjëf ñu daal di baral jéego yi rek fi lekk Abdoulaye Cissé ak Adja Binte Diallo di teew ngir round up actualité politique bi ci Sénégal naka ngeen gisee wàllu addu kalpe yeeg agression yeeg cong yi ci ànd ak ngànnaay ay gaañu fuqarti alal lan moo ci mën a doon saafara ci wàllu kon rek yokkantey xalaat rapidement asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Assane Gueye. waaw. ñu ngi nuyu groupe Futurs Médias Mamadou Medor. bisimilah Mamadou ñu ngi lay ziar. waaw man daal li ma ci wax côté agression yi moom man dama gis ne rek am na ci gox yu nga xam ne bu ñuy wax ñàkk sécurité. dañ leen dimbal na ca fekk loxol borom. parce que wax dëgg yàlla aussi bu am na gox yu nga xam ne nag moom wax dëgg yàlla. yan gox il faut les citer. waaw xam nga fu mel ni boo demee fu mel ni pont Patte d'Oie bi foofu. waaw ci foofu am na ci ñi nga xam ne wala buntu Pikine. am na ci nga xam ne ñëw tolloo yow këpp sa portable daw. mu nekk lu nga xamante ne bii tamit lu doy war la. wala nga def fu mel ni tali bu mag aussi. mais nag bu dee ci biir quartier yi. léegi bëri na quartier yu nga xam ne dañuy organiser wu. jël ay ndaw di leen fay. léegi su ko defee ñoom ñuy ko quartier yi. fu mel ni Diamaguène si Kambaaw loolu am na fa foofu amul kenn ku ñu fay agressé guddi. foofu moom am na sécurité bu nga xamante ne bi loolu moom lu am solo la. parce que loolu dafa nekk lu nga xam ne mais nag dañu leen dimbal na ca fekk loxo mais léegi nag police wax dëgg yàlla mi ngi def liggéeyam ni mu waree. waaye nag nit ñi nag nañuy xam heure yi ñu dox ak heure yi ñu warta dox. su ko defee nag am na ci ñoo xam ne yenn politiciens yi bu ko naan état fekk état bi mi ngi def lu mu war yëpp. merci jërëjëf Mamadou Medor 88 628 14 14 ci wàllu attaque armée yi di song yi ànd ak ay ngànnaay di fëkk alalu askan wi bi ci mujj bi am fi nga xamante ni mooy Badianeen ca Malem Hodar asalaamaaleykum. asalaamaaleykum El Hadj Assane. waaleykum salaam. Boubacar Jarakees. Boubacar bisimilah. ñoo ngi lay ziar El Hadj Assane. jërëjëf. am na ngeen loo xamante ne war nañ ci waxtaane ndax jafe-jafe la fii si biir Sénégal. mais El Hadj Assane man dama gis que ne si sama xaatu région boo dem fii si Sénégal rek am na camp militaire. région boo dem si Sénégal aussi am na gendarmerie ak police. man dama doon xaat est-ce que duñu lëkkaloo ñoom ñetti ñooñu ba nga xamante ne suñu fekkee ñu ngi génn ñoom pour def ay patrouille dina gën a am doole.
parce que yàlla defal nañu jàmm suñu dëkk am na jàmm. Boubacar xam nga ni loolu moom c'est pas souhaitable xam nga dans une nation dans un pays. day am ràññeet la armée ak gendarmerie ak police mënuñu ne ci mbedd mi jaxasoo yi def yooyu. non je sais xam nga tey jii tamit Alaaji Assane. yow tu as fait l'armée def nga armée. bu baax. waaw war nga xam ne loolu armée aussi dafa non am rôle. ku nekk da ngaa am sa domaine de compétence mais dama la bëgg a wax ne. tey jii mbir mi nu mu manqué. te ñoom dañu nekk ci camp yi rek damaguñu fenn parce que suñu réew mi wax dëgg yàlla am na dal. man damay bëgg bañ a instant ñuy renforcer police ak gendarmerie wala ñu jéem a seet. lu ñu jëlee seen ñi ba dugal leen police. ak gendarmerie ñu mën def ay patrouille ci dëkk très bien parce que patrouille su bëree rek. mbir mi dina saafara wu. dëgg la jërëjëf Boubacar surtout waaw patrouille bi nee na su bëree gars yi am lu ñu ragal renforcement d'accord police gendarmerie mais xëy na boole koor yëpp waaw loolu du mënta ne il faut que ak ràññeet lay am ci réew asalaamaaleykum. Oustaz Assane. waaw sëñ bi. ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay dellu ziar. Jibril Sène la. waaw kay sëñ Sène rapidement. ñu ngi ziar ni la jottali nuyoo waa Nax Neex ak waa Jokkul. jërëjëf Sène. bon gis nga mbirum agression. ak ne dañ ko tabu démb wala bërki démb. dëgg la jërëjëf Sène mais bu fekkee laaluñu ko mukk da nga naan nañ ko yërëm nañ ko bàyyi. merci Jibril xam naa ba beneen incha allah. 88 628 14 14 ñu waxtaanee wàllum kaaraange ak agression yi attaque armée yi naka ngeen ko gisee ak lu ciy saafara sëñ bi ñu ngi lay nuyu wala soxna si. salaamaaleykum. waaleykum ñu ngi leen salaam di nuyu. Lagasan maa ngi nekk si jàmm. alhamdulilah bisimilah. alhamdulilah sant yàlla. ñun man damay laaj. réew mi lan moo dox en 100% loo xam ne kenn du critiqué. démb ñu ngi woon ci tali yi. bërki démb hôpital yi. bërkaat démb école bi. tey agression bi. réew mi lan moo fi nekk loo xam ne mi ngi dox en 100% te kenn waxul ni lii amul benn jafe-jafe. te agression bi tamit am na li ko gaajoo ji génn waxee. liggéey bu ñàkkee nit ki nu mu mën def ba lekk nu mu mën def na ba naan dina ko def donte tamit cautionné wuñu ko du lu baax du lu rafet. sori woo cautionné ko nag de nii ngeen di waxee sori wu leen cautionné ko quand même. parce que boo nee du lu baax du lu rafet da war ngaa mën a muñ. leneen tamit am na liggéey ndaw ndaan yi fi nekkoon ñu koy liggéey. tey boo xool multinationaux yi jël nañ lépp ambulant moo fi nekkoon nit ñi du ko def. li nit ñi daan ambulant yëpp tey multinationaux yi jël nañ ko di ko def muy chinois yi muy inde yi muy ñeneen. loolu tamit lu ñu war a xool nan lañ ko mën a defaree la ba nga xam ne lu mu ma gën a gaaw gën a mën a baax ba nit ñi liñ daan faraate lu mu tuut ñu siy faraate bu fekkee da ngay xëy di daw di am 1000 francs wala 2000 nga koy lekk. dina baax incha allah. te ñu koy def nañ ko bàyyi du lu rafet du lu baax. rafetul baaxul. voilà ñu ngi koy gërëm jël auditeur bu mujj Ablaye lu ngeen di xaar Ablaye Cissé Adja Binta kon ñu jël dernier auditeur di jégguloo ko gërëm nag ñu amoon yéene dugg tey asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi bisimilah sa contribution. D'accord, tonton. Je voulais juste, vu qu'on parle de sécurité, revenir sur thème démb bi. Wow. Parce qu'il y avait une dame qui avait appelé pour dire qu'à Diamaguène Sicap Mbao, d'une traversée ci passerelle, d'une telle passerelle bi. te moom je lui demande benn jour su jaaree côté boobu. mu stationné. jéem a yegg pont bi xool ndax pont bi am na sécurité ou pas parce que pont bi dañ ko démonté woon amoon na benn machine bu ñu waroon jàll foofu di démonté pont bi. ñu ñëw tegaat pont bi mun naa dañ ko bricolé sax. ok car on est des citoyens on est civilisés genre duñ gis passerelle di jéggi ci tali mais suñ demee aussi xam ne kat carrément. donc ci gàttal da ngeen bëgg ñu defaraat pont bi. dañ ko war mu gën mu ñoŋal parce que lépp a gën traversé gi sëñ bi. duñ ko conscience mais bon au niveau du pont y a pas de sécurité. d'accord déjà mag mënu faa yéeg. oui oui. mag mënul yéeg ci kaw pont bi parce que ni ñu ko defaree moo baaxul déjà. ok ñoom war nañu def étude lu tax nit ñi traversé foofu. soo à 18 heures jotee day mel ni heure de pointe kenn du jaar ci passerelle bi. ñoom kii gouvernement am ñëpp ñu ngi fay jaar mais gis nañu carrément que nit ñi duñu jaar ci passerelle bi. il devait se poser la question le pourquoi. lan moo tax d'accord lu tax. d'accord waaw maa ngi jégalu wér. non am na solo. dolli ngeen ci waxtaan wi ñu xool lan moo tax gars yi duñ fa jéggee am na solo defaraat ko bu dee dafay yànq ko yëngu ba tiital ñenn ñi waaye lépp gën traversé tànk oto Ablaye Cissé oto ku ko xamul ak gaawaayam rek ak ñàkk parce que chauffeur bi yow da ngay dawal yenn vitesse yi Ablaye nit ne bërit bëxër ñett daw mais nan ngay freiné. ñaaw njort moom dafa baax ci dawal waaye ki nga xam ne sax day dox ak tànk léeg-léeg war nay ñaaw njort bàyyi xel oto gis nga dafa am koo xam ne moo dàqoon a ñëpp dàqoon nañ moo dàqoon a dawal oto ci àdduna Ayrton Senna waaye machine boo xam ne lancé nañ ko à une certaine vitesse loo ci mbong am na loo xam ne taxaw xajatu fa mënoo ko téye voilà donc muy bàyyi xel vitesse yi voilà foo xam ne nii jege nga stop moom li ci nit ñi xamul mooy du
ma ñëw barastiku dem. stop moom taxaw la. ca gars yi itam dem ca population yi xam nga proximité foofu la amee solo bu ñu la defee njiit du rek répression ngeen dem ne waa yéen Sicap Mbao la xaw ma Mbay Kër Mbay Fall comme nit ñi du jëluñ pont bi am na lu ko waral nga wax xool waa gox ba délégué de quartier yi ña fa am baat tout ça waxtaane ñu ne lan mooy problème bi bu ko defee ñu daal di xool fii metti comme ni ko xale yi waxee c'est-à-dire pour nga mën a diir dëgg cible yi il faut nga dem fa ñoom ñooxu nit ñi saafara yaa ngi fi de saafara yi moom mu ngi fi mu ngi suñu biir mu ngi ci lu ñuy dund bés bu ne nañ ci farlu rek incha allah tey moom du man maa jël seen waxtu de non tey moi j'ai pas vu sa collègue yi ñoom Mamadou Mouhamed Ndiaye Adja Binta ñu nga ci xëy na est-ce que biddanti wuñ ci xëdd bi waaye Adja Binta mu ngi fi yegg si na est-ce que ñu ngi woor man hélas dafa am ku yóbbante léegi laaj parce que da nga ne oustaz Mor la xaj na ci comme nga yegg seeguñu da nga ne oustaz Mor ngay dalal am ku yóbbante laaj da oustaz nag mu ngi may xool mais maa ngi wax ni du sama laaj dafa ne moom dafay faral di avancer montram pour jaal ci liggéeyam bañ di tardé da koy avancer de 10 minutes moom xam na ni montram dafa avance 10 minutes mu yeewu pour xëdd mais jàkka jegewu ko waaye xam na heure xëdd heure bi muy yem waaye nag nee na gis na ni heure ba jot na mais ndax sañ na moom jàpp ni 10 minutes yi yu avance la comme ça mu non waa ji wax na la santam kooku géy wala njaween kooku nag li moom mbong dëgg moom mbong weesuwul nga xam ni yow yaa avancé heure bi ba pare wëlbati kuy laaj ndax dana war a delloo si heure bi am déet xel mee tey rek ndax day jàpp ci montre ba léegi wala déet man daal fi may sukkandiku mooy ku waxi ku tedd ki rek waaw Oustaz Mor xam naa du ma démentir moom lu ngeen gën a yéex ci xëdd ki waxul ne boo tiimee benn logu ceeb waraax ko ñu salaatu rek nga ne déet sànni ko non lekkal ba suur dal xam nga gis nga yàlla yërmande gi waaw yeggale ko n'est-ce pas Oustaz waaye koy yeggale xoolal naan ba màndi waaw dox ndànk dem julli affaire yi du fitna gars yi rek nga xam ne xamuñ sax fu buntu àjjana féete ñoo lay wax non arrêteel 30 minutes avant dañoo bëgg nga décédé déshydraté Ablaye affaire yi méttiwul noonu. non mais ñaari école la de. am na école Taïb am na école Oustaz Mor. waaw man école bi ma ne laa ne man maa ngi ci école bi. Oustaz Mor danaan la yàlla yërmande rek la. Taïb dana ala kulli xaal. dina la lakk nga ñor foog ni kii mu dekki la lakkat la. ñun de round bi def nañ ko finalement ci. waaw non mais comme on les voit pas. waaw Ablaye on va pas laisser l'antenne comme ça muy flotter rek mooy 8 xaw ma. tey moom lan mooy actualité bi dialogue national bi de gis naa ko. dialogue national bi nga xam ne ci la ñuy tàmbaliwaat fas yéene ci dugg. gis nga ministre dañ ci woote waat na. tey woowul mbaboor gi ni mu ko defee woon sax ba xëy na ñenn dinañ ñëw ñeneen du ñëw mais daf ko yaatal aussi. ci waa société civile. je pense que c'est important. mais bien sûr ñu duggoon ci parce qu'il y a plusieurs acteurs. voilà te société sax mu ngi laaj wàllam moom boobu ba léegi moom tamit. am na ñu ci jër te xam nga ñoom dañoo duggante trop ak way politique yi. ndax lu kujjee politique yëkkati. société civile day taxaw léeg-léeg sax ñooy àtte. gis nga ko ci épisode yu mujj conseil constitutionnel ci parrainage bi. société civile daanaka moo gënoon a dalal donte sax kujjee politique nangu la ñu leen ko. finalement ndax ñoom li ñu àtte ñoom jàpp kujjee politique jàpp nañ ni gars yi manduwuñ ci woon mais noonu la mujj demee. defe naa ni bokk nañ ci yëf daal am nañu ci wàll. am na solo mais maintenant yëf yi de part et d'autre dafa laaj aussi une certaine bonne foi. benn honnêteté intellectuelle de part et d'autre bu ñu bëggee bu dee rek dañ ne réew mi moo ñu tax a jóg ci waxtaan ba pare it teg ca ci gàttal waxtaan wi ñu bañ mu doon sa mboxloo moi je pense que mën na jël quelques grandes lignes rek Abdoulaye. xam nga par rapport ak yoo xam ne moo am solo ci lu mel ni processus électoral bi nga jukki ci aslëf file jukki ci wàllu liberté yi file mais rapidement pour aller vite quoi parce que amuñu temps toog di waxtaan rek mel ni ñuy pencoo. surtout sax di bàyyi ku ne ci 300 yi ku nekk war a wax ni man lii xam nga li am. defe naa ni chance la. ay cadre yu mag taxaw bu ma nee cadre du cadre ci jëmm nit ñi mais ay kuréel. lu mel ni ki Front National de Résistance ñoom dinañu wax tënk. seen biir nga xam ne bu ñu ñëwee benn say la ñu def défendre ko. donc loolu baax na mais moo gënoon 300 yëpp ñëw ku nekk. taxawal sa bopp te loolu day non seulement pertinent la doon te pour ñu déggoo dafay jafe. ñaareel bi li nga xam am na solo njort bu rafet. ñu amante njort bu rafet. ci ñi nga xam ne ñooy seq waxtaan. maintenant dem ba mu sës. ñu amante ci ñu ku nekk jàppee sa morom ni comme woo nga ma wala wuyu si naa la. nañ waxtaan rek ba xool fu ñuy yem. maintenant arbitrage am na ci solo aussi commission boobu ñuy wax indépendante parce que ku sa wujju di sëlam doo set te les mêmes problèmes yi ñuy posé ci wàllu politique ku waxal yàlla ñi fi nekk tey falu dañ ko doon jàmbat ba ñu faloo mel ni ñu ko fàtte ñi daanu démb nekk il se retrouve dans l'opposition di wax loo xam ne ñoom bañ fi ne defuñu woon sax xaaj bi. gis nga El Hadj dama bokk jotaay ak kenn ci société civile bi fan yii ci beneen émission mais gis nga personnalité indépendante fii
nañu ko jàppee rek nit ku maandu. mais boo xoolee ñi nga xam ne ñoom la ñuy bàkkee ni ñoom ñoo maandu wala boog ñoom ñoo ñu may jéego yi nga xam ne def nañ ko boo jëlee ku mel ni kii général Lamine Cissé yàlla na ko yàlla yërëm. jóge na fi bu yàggul. mais El Hadj fàttewuñu démb. général Lamine Cissé opposition bi fi nekkoon mayuñu ko woon dara. c'est-à-dire dañoo dem koy ba ci cëppaandaw ga. yëf yi sotti ñu ne kon mooy waaja. mais ba ñu koy door a fal. mais bàyyiluñ ko dara général Dieng. yàlla na ko yàlla yërëm. amiin gis nga nañu ko taxaw nu ko opposition bi ci jamonoy Ablaye Wade defoon. président Carvalho yàlla na ko yàlla yërëm. moom dañu ko bàyyeewul woon dara donc gis nga personnalité indépendante. ñu ngi koy xayma ci bu mu defee liggéey ba mu pare. mais gis nga koo fi teg gars yi léeg-léeg duñ ko bëgg a may njort bu rafet pour teg ko pression. mais nag ku ne am na fulay bu dal ni mën nañoo seede ni effectivement général Lamine Cissé au bout du bout. maandu na ci yëf yi doxal mais doo ñëw rek ñu ne la noo yowa c'est-à-dire loolu stratégie la ci ku ne ci opposition mais li gën a am solo. li gën a am solo mooy ni ñuy demee ci concertation yi. kilifa gi nangu ni vraiment lu ñu waxtaan ba tënk ko mu appliqué ko defe naa loolu aussi maandu la ci côté président de la république. parce que boo sasee nit ñi waxtaan. ñu waxtaan ba pare nga ne non li ngeen waxtaan ni déggoo ci vraiment lii ma mënuma ko lii mënuma ko. xam nga loolu aussi bu fekkee ni tënk nañ ko daal ba déggoo ci. mën nañ koo jëfee. li ëpp di solo bokk na ci aussi li ñuy tubaab naan ay concession maanaam ki jiitu nag. waaw le premier de tout le monde ci ñun ñëpp ki jiitu ci ñun def ay concession di yàbbis lëf ci wàllu te gis naa ni yëf yaa ngi xaw a xeeñ en tout cas ni ma ko jàng ci presse tey bi mel na ni président mu ngi yàbbis lëf nangu na. personnalité indépendante bi dàqul xalaat bi n'est-ce pas ak it commission boobu nga xam mooy poursuivi bi gars yi di wax loolu ba tey c'est un pas important. bu ñu dellu siwaatee sax ci discours am bi nga xam ne def na ko bis bi conseil constitutionnel joxe résultat officiel yi. yaa ngi woon fii ci plateau bi. discours boobu njëkk a def mooy nangu naa ni processus électoral bi wala amoon na tegante dënn waxante ak yooyu. ci yu bari mais ok élection bi jeex na nañu ko waxtaanee. vraiment loolu mun nañu seede ni loolu moo nekkoon premier. message am. soir bi nga xam ne conseil joxe na résultat yi donc may ko njort boobu. comme moo woote te nee na am na lu mu nangu nii rëq-rëq la woon wala boog déggoowuñu ci woon mun nañu koo waxtaanee amélioré ko te gis nga nag yii xew parrainage bi. falakul faw ñu waxtaanee ko surtout local yi. xam nga parrainage présidentiel moom mënul bokk ak parrainage local. mënut a bokk moom xam nga kon doo mën a doon candidat hélas fa la Thiès ga. parce que non day war trop donc lu ñu wax ne waxtaanee la déggoo ci. mais nañ ko may njort bi aussi. yaakaar ni rek. mais la difficulté Abdoulaye mooy texte yeeg réforme yëpp nag. ñi bëgg a falu ñoo koy waxtaanee mais ñiy fale lan mooy seen part ci wax ji maanaam ni nga ko waxee waa Thiès tey bu fekkoon man lañ bëgg a fal mais ay nit benn dank politicien waxtaan fa lay réforme indi seen texte yu ma xaj man ak bokk ba may doon ñoom seen jiit loolu aussi ça pose un problème de légitimité. waaw xam nga nag àdduna mooy doxee noonu c'est-à-dire que démocratie représentative moom mooy mbooloo mi. nañu tànn. te fañ yoo nga xam fa la ñuy décider ka nga xam ne moom la ñu wóolu tànn ko. mooy décider de leur part mais. population yi ñooy war a am sañ-sañ. redevabilité publique aussi loolu la booy xayma nit nga xayma ko mu bañ a doon ci sa mbokkal wala yaa ma neex wala boog joxoon nga ma 10 000 non nañu ko xaymaa ci ndax li mu def bi ñu ko joxee amal na njariñ askan wi am déet gis nga loolu moo tax sax indi débat bu bees bi nga xam ne am na fi ci mode élection wu maire est-ce que dañ koy def élection directe maanaam ñiy fale bis bu ñuy sànni seen carte ñu xam ne élage mii la ñu bëgg a fal maire du jaar ci ay ndajem conseil municipal waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci liste ba ñoom ñu ngi sàqami loo xamante ni ñoom gëm nañ ni bu ñu jiitalee El Hadj Assane mii gars yi duñu ko faral waaye ñu ne nañ ko def ci liste bi rek ñun bu ñu demee ba ci conseil municipal bi ñun moom la ñuy àndal gis nga loolu day mel da nga trahir confiance ñi nga xam ne ñoo la sànnil c'est de l'escroquerie politique yaa ko wax de non mais mbir yi da nga koy wutal tur de gars yi dañ ne dialogue la ñuy wax malade boo koy faj da ngay xool fay métti doo xool fi rafet rek masla buñ ko continuer dialogue ba tam dara du fa tukkee il faut que ñu teg ne duut baaraam ci fii metti wala yi nga xam ne ñooy principal mbir yi parce que loolu wax ni que amuñu jotu waxtaanee lépp waaye war nañu am jotu waxtaane yi ëpp solo yi nga xam ñooy jën yi téye mbaar mi non souvent nag dinañ ciy faral di génn parce que gis nga sañoon nañoo xalaat ni parce que ni contexte bi demee sañoon nañoo xalaat ni dialogue bi moom sax du am parce que xam nga opposition bi dafa ne woon du ma ci dem duñ jaaroo taal ak président Macky Sall ak yu am na ñu koy wax ba léegi sax mais du xëy na ñi gën a mais boo demul nooy def boo demul da ngay xaar prochaine présidentielle parce que fii nag Sénégal duñ fi àndatee kenn koo xam ne danaan génn leen jël yat xeex après duñ ci gis sa doom duñu gis sa jabar duñu gis sa goro fi ngay xeexee mooy ci wàllu idée argument ak espace politique bi de façon démocratique nit ñi ànd ak yow boycott moom musul doon solution du Sénégal fii du
Togo gee nga xamante ni gars yi boycotté nañ ba léegi amuñ opposition parlementaire gis nga ko réforme constitutionnelle ba président ba def na moom tam na mu ko bëggee mais nag ci loi la ko teg ndax fa ñu ko defee gars yi fa nekkul donc boycott moom du solution dem ba sës la nga xam ni kii kat mënatuñoo déggoo bu boobaa nga yëglu mais nag woote wuyu moo ca war def naa gars yi comprendre nañ ko wax dëgg fa yàlla maintenant xayma yi foofu lay jeexale ndax ñu ngi may def pression ci régie bi que waxtu bi dab nañu ci wàllu wax nga ko sànq askan wi war nañ di xool ñi ñuy fal ndax amal nañ leen njariñ mais pour nga xool ko il faut ngay xayma évaluer de façon yoo xamante ni périodique mais munoo toog mairie ba ne sa koñ musoo teg tànk ci biir mairie ba xamoo nu ñuy liggéeyee tu n'es pas exigeant ci yenn fànn yi boo rombee mbalit sa yoon newu ci bis nga xëy ne maire bi moo fi gën parce que jox na la kilo ceeb wala jox na la tisi waaw ñun dafa bokkul sax ci suñuy aada c'est-à-dire di laaj suñuy sañ-sañ ci ñëpp la nag liggéeykaay bi du ñuy faral di évaluer nit ñi dañuy dem rek muy dem gouvernement bi est-ce que da ngay gis ni vraiment président balaa muy nommé waat nit da koy évaluer xool ndax la mu ko dénkoon matal na comme déet parce que da ngay gis léegi secteur yoo xam ne bu ñu nee falaat nañu waaje ci secteur da nga naan waa déet waay kii moom nu mu demee nii parce que c'est-à-dire ña muy liggéeyal sax déggoo ca kenn la moo gañ a goxam dañ naan moo gañ a goxam donc dafa bokkul suñu aada mais loolu war nañu ciy taxaw parce que suñu sañ-sañ la loo dénk nit évaluer ko nag digoon mais xoolal ci campagne électorale rek ma gaawal léeg-léeg nit wax joo xamante ni pourtant mu ngi suñu bopp yi bu ñëwaatee wax ñu bu gën a rëyati boobu ñu fàtte jàll nangul ko bon loolu suñu sañ-sañ li ñoo ko war a jëlaat doy na waar maanaam daal dañoo am benn plaisir ci nax bi nuy nax wala da nga am impression ni gars yi daal dañu naan nax ma kay nax ma li xale yi xam nga comme on dit la vérité sort de la bouche des enfants léeg-léeg daal dañoo war a def du ñu leen may dara waaye ñun dañoo yëwén dañoo mën a maye mu ngoog askan wi élage teraanga Sénégal teg nga ko ci yoon de mais mu ngoog ndeke mën ngaa fëlee fii yow kay boo xefee sax ñu continuer def ko yoon wi léegi la yoon wi la ñuy def Ablaye vraiment kontaan naa ci gëstu yi kontaan naa ko rafetlu naa ko di la gërëm di la sant Cissé Ngari leen rek a ci ñuul mais ko baax nga loolu naa ko wax ci couloir yi ñu ngi dellu ziar suñu kilifa Oustaz Mor Thiam mi di janool Mbaye Fall di ko gërëm ak Aliou Ba ci technique bi jërë ngeen jëf mbokk yi ñu yendu ak jàmm